mbokk yi seetaan MMD Média asalaamaaleykum dama bëgg juste jàngandoo ak yéen ñaari décision foog ngeen ni Sénégal bu fekkonte woon ni am nañu fulla ji ñu war a am mat nañu mat gi ñu war a mat dinañu yegg ci Union européenne di ñu boole ci réew yi nga xam ni dañuy gàntal ñu dugg fa Union européenne gi nga xam ni seen réew yi nga xam ne fa la Sénégal yi gën a bëri mooy ay Espagne ay Italie ay France réew mu ci doon egg nga ci daanaka ñaar fukki junniy nit yu dee ñun egguñ ci ñaari téeméer te fii Sénégal ñoom tubaab yi ñoo fi indi coronavirus kon ñun dawuñu leen ñoom ñu ni dañ ñuy daw ba génn ñu sax ci juróomi réew yu ñu jàppandaloon ngir ñu dem foofee ca Europe maanaam kon amul benn doomu sénégalais bu mën a bàyyeeku fii dem ci réew yi tënku ci Union européenne ndax dañu ni wóolooguñu Sénégal ak coronavirus bi effectivement ndax gestion bi baaxul ndax ba léegi test positif yi mu ngi gën di yokk waaye nag mënoon nañu koo séentoo faneen ful ci Union européenne ndax réew mu ci doon mu nekk la fa dee ci ay nit deewul fii ci Sénégal mat léegi ñu ñaari téeméer ñoom ku mu ci doon romb nga fukki junni nit yu faatu wuti ñaar fukki junni nit am na ci ñu am fanweeri junni nit kon loolee dafa laaj suñu kilifa yi gën a lalaat fulla ak fayda ci xeex bi ñuy xeex dëgg-dëgg ngir recadré waat xonq nopp yi nga xam ne duñu ñu mus a respecté benn yoon bi ci topp mooy 40 000 francs yi nga xam ni moom la ñuy fayloo moodu bi bu fekkee dafa war a delluwaat ci wàllu test déglu leen ma wax leen fi ko gouvernement bi teg mooy dani da ngay am sa passeport bu am visa buy wane ni yow mën ngaa tukki nga am sa billet d'avion bu légal ba noppi soog a dem defi test waa léegi boo jëndee billet ñu ni la ginnaaw suba ngay dem aljuma wala samedi nga dem defi test nga positive te déjà ñi war a ñibbi ñëpp ku mu ci doon fay nga pénalité ci compagnie bi nga ñëwee woon waa nan ngay def da ngay fayaat beneen pénalité bu ñu la testé nga positif dootoo dem fekk jënd nga billet d'avion ñu programmé la samedi mënoo dem samedi parce que da nga positif doo fay ñaari pénalité bu fekkee da nga ñëw ak sa jabar ak sa ay doom nag ñu testé la nga positif ñu quarantaine la ci sa ay doom ak sa ay jabar ñoom dañ leen di quarantaine parce que yaa ngi ñoom a dëkkoon fekk fay nga def ngeen test wala def nga test ba noppi wala ñoom ñëpp ñu war a def test 40 000 nga multiplier ko par 4 ñaata la 160 000 francs nga fay ko ba noppi nga def test yow nga positif ñu mettre quarantaine sa ay doom fekk ku nekk jëndaloon nga ko billet ngeen war a dem aljuma wala samedi nga war a fay pénalité ñeenti billet gouvernement bi dañoo juum moo tax ma ni faw muy am concertation nañu delluwaat gannaaw nit ki bu fekkee am na passeport bu am visa loolu doy na ngir mu dem defi test bu fekkee dafa positif fekk jëndagul woon billet du doon pertement ci moom waaye dem jënd billet ba xam bis bi ngay dem nga boole ko ak sa passeport loolu la gouvernement bi wax ni moom ngay boole dem ñu defal la test nga fay 40 000 francs boo fayee 40 000 ñu testé la nga positif fekk nga waroon dem ginnaaw suba da ngay perte fay pénalité te déjà fay nañu ay pénalité ba noppi muy ñaar yoo xam ni fu la dong moo koy doxal te dafa leerul parce que kilifa yi duñu concerté wu dañu xoolaat doxalin boobu moom nañ ko soppi dañ ciy juum boobu moom dañ ciy juum bala ñoo fayloo nit ñi 40 000 francs pour def test passeport bu ànd ak visa doy na ci te ñu bañ leen a exiger ay billet d'avion jaru ko amu ci place amu ci yoon pénalité yee tax ku leen yërëmul ci li ñu fay ci ay pénalité mën leen a bàyyi ak seen yalwaan bi ci des mooy bu ñu amul fu la tubaab yi du ñu daw di ñu aaye seen réew ndax ñun ñoo leen war a daw ndax ñi ñu deele ñun matagul ñaari téeméer ay junni la ñu deele ñoom dañu waxante dëgg yéen xool nag nu ngeen di déglu bu baax tey càmbar yenn saa yi dogal yi kilifa yi di jël dafa laaj ay taxaw seetlu jaa ngeen jëf ci ànd beeg MMD Média